di liggéey naay Mariama Caam sa yaay la maam baay dinaa laal sama doom di laay laal Mariama mooy sa yaay juddu woo ci manuma yaroo ñas ci manuma fii ku fi juddu ca manuloo sa man ngi dootu ga yaay saare njoogu loo amar na su mooy sa maam amar na su mooy sa maam amar na su mooy sa maam buddu caam mooy sa maam juddu woo ci manuma yaroo ci manuma fii ku fi juddu ca manuloo sa man ngi dootu ga waaw loolu man ma koy ñàkk a wax suma xol bi. programme ñu indiwaat nu ñuy def ba ñoŋaloo la ba encouragé xale yi ñu gën a jàng nekk ci excellence yi bokk na également ci nu ñuy def fexe ba jeunesse bi nga xamante ne sport intéressé na leen ñu fexe ba ñooñu également ñu fexe génnee plan yi ñu mën a yegg ëllëg pourquoi pas parce que am ko Sadio Mané bokk na également suñu bëgg-bëgg. mooy les hommes de culture mais la jeunesse bi nga xam ne option culture la ñu am ñu jàppale leen ba ñoom tamit ñu fexe ba bokk ci ñi nga xamante ne ñuy ñoŋal réew mi la ñuy doon. bokk na également ci suñu objectif bu ñu jógee ko fii te tudduñu ko duñu neex mooy solution bi ma waxoon sànq bi may tudd ne dañ ñoo jàngaloo bi ñu waree jàng am lu ñu jàngaloo mooy tey rus nañ gàcce la ci ñun. ñu toog lew na gi heure buy waree xiin wala muy taw suñu famille ñi fi dëkk ñëpp dootuñu nelaw mais rassurez-vous waa lew na problème bi jeex na te incha allah le 23 à partir de 23 mooy nekk suñu objectif bu soobee yàlla. xam nañ niñ koy defee man nañ ko jàng nañ ko te am nañ possibilité bi du diggee et quand je le dis certains vont me comprendre parce que nag am na ko fi wax sànq. dañu yore un projet bu mag bu ñuy wax le projet entre Fatick Foundiougne ñëw ba Passy mu un projet des milliards ça va faire mal à certains mais je m'en fiche moi li am solo mooy que ñëpp jàpp ko mooy projet boobu sóoraale nañ communes yi nga xamante ne dañu ko war a jàppale leen am benn somme bu ñu leen jox jàll leen ko ci loolu lay ñëwee li sama papa Cheikh Dia wax leen sànq ne leen jëloon naa fi décision am lu ma bëgg a jàppale yenn quartier yi mais ñi jiite dëkk bi jaraaf dëkk bi ne ma du fi amee waaye nag fii ak une semaine su ma yoree mairie bi su ma fi bëggee defar naa ko defar ak ni ma ko bëggee bu soobee yàlla def ñu nekk également le directeur de ce projet di siège fi ñuy defee répartition yi nga xamante ne moom la ñu war a jagleel communes yi ma nekk fa incha allah nekk fa encore ak beneen casquette muy casquette maire mais naturellement li ma soxla dinaa ko def sama dëkk bu soobee encore ñu dégluwaat tuuti li nga xamante ne suba bëgg naa bu ngeen ma falee mu doon li nga xamante ne si loolu ngeen may natte ñun tollatuñu fu ñuy amee problème pour jiite lu toll ni Passy parce que nag pour ñu ñuy xam si lu ñuy liggéey xam ne lu ñuy gérer mat na 100 fois la mairie de Passy kon gérer Passy du suñu problème si loolu nag lay ñëwee bàyyi xel tuuti nag suñu mbokk chrétien suñu mbokk chrétien fii laa koy waxee duñu ma fal juróom benn weer te daggaluma leen cimetière ça je vous le dis mënul nekk ma xaaj sama kër jox leen ko ñu ko cimetière ça je vous le dis pour dire que dafay ñaaw communauté bu ñu mel nekk ci dëkk bi ñu leen di bundu xatal ci côté bu nekk ba pare nag encore ñuy am ay nit néew di ay ñu wàññeeku mënuñu leen suul seen dëkk pour leen mën a ziyaare loolu dafa ñaaw juróom benn weer laa leen sàkkal juróom benn weer bu ñu yàlla mayee lu ñu bàyyee lu ñu may incha allah ñu dagal leen cimetière ko turé leen ko bu soobee yàlla bokk na également su suñu mbébét mooy Passy gii ñu bokk
Passy bii nga xamante ne dañ ko bëgg suñu xol Passy bii nga xamante ne gëm nañ ne kenn ëppale wuñu fi parce que nag dama koy wax dama naan raar ñi nga xamante ne kër yu ñu dëkk titre foncier la man kër gi ma dëkk titre foncier la sama maam moo ko moom na leer ñëpp kon pour dire que amul ku ma gën a mën a bëgg Passy donc lépp lu mu laaj lépp loo xamante ne mooy nekk objectif am incha allah man dinaa ci dox waaye pour commencer nag wala pour jeexal damay rassurer waa Passy damay rassurer doomu Passy na leen bokkuma si ñi nga xamante ne dañu bëgg a falu pour jëfandikoo alalu Passy li may njëkkee nag pour mu nekk benn décision majeure buñ ma falee si suba gi ma taxaw devant tout le monde la mairie de Passy salaire am 300 000 la comme neex bindal je dis nu ma koy répartir incha allah li ma koy séddalee mooy ñaan naa 100 000 bu njëkk bi ma jël ko jox ko lieu de culture mooy jumaa yi ak église yi bu soobee yàlla soxla wu voilà comme ni ma ko waxee sànq rek je fais la répartition li nga xamante ne pour rassurer waa dëkk bi que ne jóguma pour jël dëkk bi parce que dama ko bëgg a def sama bopp maa ngi sant yàlla alhamdulilahi rabil alamin naa leen sànq ne première 100 000 bi noonu laa koy joxe beneen 100 000 bi ci tege mooy leer na ma ne bari na ci dëkk bi ñoo xamante ne boo demee hôpital yaakaar naa lépp lu ma ci wax nag day fekk dama ko doon def avant dama leen jël ci lieu de culture wax nañ ko sànq muy église yi jumaa yi ñu leen di équiper def nañ ko fii ñëpp gis nañ ko ma ne su ma fayee ko premier salaire bi dama koy xaaj 3 fois jox leen benn su ko defee ma jëlaat beneen bi nga xamante ne ñu bëri témoigné nañ ko je pense que waa hôpital ñu ngi fi waa hôpital ñu ngi fi il nous voit très souvent de façon discrète ñu fay dugg bu ñu ñëwee liñ fa fekk comme ordonnance yëpp ñu jënd ko bu soobee loolu lañ daan def noonu lañ fasee yéene pour ak buñ fa yeggee ñu jël benn pàcc ci suñu salaire jagleel leen ko ñu koy jënd ñi nga xamante nañ fay ñëw te duñu am ordonnance mu bokk nag ci beneen bi nga xamante ne daf ñu ñor dëgg nag mooy daara yi nga xamante ne dañoo nekk ci dëkk bi nit am na droit am choix nit am na droit dugal doomam fu ko neex kon nag daara yi école franco arabe yi dañ leen war a boole ci subvention yi ñu joxe ci dëkk bi bokk na également ci suñu mbébét mooy nu ñuy def ba doomu Passy ak fu mu mën a nekk ma rek sama xel di ci dañ nag les étudiants ñi nga xamante ne tey dañu naa classé na leen parce que ay pro Baye Niass leen non du ay pro Baye Niass parce que dama xam lu ñuy dund ma dundoon ko ba pare du ma nangu ñoom ñu koy dund également je répète ici que incha allah bu ñu faree subvention bi nga xamante ne moom lañ leen jox dinañ ko yokk bu soobee yàlla président Abdoulaye ñu ngi leen nuyu lu bëree bëri di wax rek ne loolu mbébét la si ñun waaye tamit nag programme bi dafa guddoon mais buñ ci nekkee di ko détaillé dina métti mais li am solo rek mooy que waa Passy am lu ñuy nattee que waa Passy bu ñu génnee xam ne lii mooy suñu bëgg-bëgg xam ne ñun lii mooy suñu yéene incha allah ñi fi nekk ci dëkk bi yore ko actuellement ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi koy laajte gëm naa ne incha allah le 23 ñu mettre leen de côté parce que déjà ñi fi nekk actuellement amuñu bilan ñi nga xam ne ñoo koy laaj malheureusement seen poste bopp moo leen tax a jóg seen poste bopp moo leen tax a jóg est-ce que waa Passy dinañ nangu di jël seen alal di ko jox ñoo xamante ne dañ ko bëgg a jëfandikoo kon nag na Passy jël seen décision
Inch'Allah le 23 ñu voté la coalition Yewwi Askan Wi ñu teg ñu ci mairie bi ñu doxal ko mu jub bu soobee Yàlla loolu moo nekkoon kàddu yi sant naa leen gërëm naa leen. monsieur Badji ñu ngi lay nuyu waat baax a baax. ñu ngi delloo nuyu ñu ngi ziar. par rapport ak meeting bi ak ban sondage ngay def tey jii ndax seen xel dal na ba 100%. Nous sommes satisfaits à 100%. lii démonstration bu ndaw la. démonstration bu ndaw la pour wane ne fii Yewwi Askan Wi gagné na dëkk bi ba pare. comme ni ma ko waxee woon sànq le programme est une formalité élective. Mais la population de Passy a déjà fait son choix en la personne de notre candidat, le mécène social Mame Baye Niass. Li formalité la rek mais ñun bañ jógee yàgg na ça fait 2 mois maison par maison dugg nañ ko ci dëkk bi tey daal dañuy ñëw rek wone nit ñi ne ñu ngi fi pour rassurer nos militants. Mais ñun en tant que responsable, le travail que nous avons fait sur le terrain nous rassure qu'au soir du 23 janvier 2022, on va célébrer ensemble la victoire de la coalition Yewwi Askan Wi. Merci beaucoup. Voilà Maman Ndeye Sall tey jii nii nga nekk grand parti bokk ci coalition Yewwi Askan Wi tey jii nii ban xayma ngay def ginnaaw mbooloo mi nga xamante ni dajale ngeen ko fi ndax seen xel dal na bu baax a baax. alhamdulilah rabbil alamin sama xel dal na bu baax a baax ndax vraiment li ñu gis tey dal na xel am na ñoo xam ne bu ñu tëddee duñ nelaw waaye li ko ki ko jar mooy le mécène social Baye Niass bi nga xam ne am na bilan te yéegagul mairie moo ñu waral ñu topp ki 2 mois di dugg di génn këroo kër porte à porte lu la ñu def ko waaw. waaw Soumaré Cissé yow yaa nekkal réew mi bu Idrissa Seck nekk directeur campagne bi tamit tey ndax seen xel dal na bu baax a baax par rapport ak mbooloo mi nga xamante ni moo fi ñëw te yéen ñi nga xamante ni yéen ay seul parti opposition wala coalition opposition ci commune Passy tey mu war a nekk seen première élection seen xel fu mu toll. waaw merci Mohamed. yaakaar naa wax nga wax ji suñu xel dal na parce que ku ñëw tey ci meeting bi ñu loué 1000 chaises te boo xoolee li fi nekk ci ay nit mat na 2000 personnes te ñu électorat bi 6000 la te la ceeru ñi bëgg Mame Baye ñëwuñu kilifa yeeg mag yi ñu nga ci kër ga di ñaan yaakaar naa ne loolu bu génnoon fii moom day toj boo xoolee présentement nii parmi ces 6000 4000 yi Mame Baye mi ngi ko yore kon suñu xel dal na loué nañ 1000 chaises gis ngeen li fi ne. plus de 2000 personnes ñëw nañu tey ci meeting bi loolu rek mën na fit na ni Mame Baye dina gagné incha allah le 23 ñu yóbbu ko ca mairie ba mu changé visage dëkk bi jërë ngeen jëf yéen tamit les journalistes sant na leen gërëm leen merci. Seydina Babacar yooyu tamit comme niñ ko waxee rek nga nekk jeune boo xamante ni engagé wu nga bu baax a baax pour jàppale Yewwi Askan Wi tey nag nekkoon seen meeting bu mag par rapport ak meeting bi par rapport ak li nga xamante ni moom ngeen gis ci mbooloo ndax dal na seen xel bu baax a baax. waaw je pense que nous on est confiant. yaakaar naa ne lii nekkul lu le fruit de notre travail parce que yàgg na 2 mois yi ni nelawuñ ñu ngi biir Passy ñu ngi dox ñu ngi porte à porte donc ñun pour wax dëgg rek on est confiant incha allah le 23 janvier incha allah je pense que la population de Passy vont voter la liste Yewwi Askan Wi et maintenant vont amener le maire le mécène social Baye Niass incha allah à la mairie pour rek pour lan pour Passy génn ci yi nekk parce que liggéey nañ ko te lii tey mooy wane ne tànk dafa am benn pas mu réel mu ne ma bàyyi du nit. parce que li mobilisé tey ñun am nañ capacité mobilisation def nañ final def nañ meeting je pense que tey kuy meeting di nga ko waaj parce que waxoon naa la ko ne kuy final te di nga ko waaj incha allah le 23 janvier ñun gëm na dañu gagné Passy merci monsieur Touré merci beaucoup. kon kilifa gi dañ lay jox rek nga joxe sa mot de la fin ginnaaw bi nga xamante ni nag gis nañ ne tey journée bu exceptionnel nga passé meeting bi li nga ci gisal sa bopp jàngat bi nga gis ci sa mobilisation sa waa coalition tey yan kàddu nga siy yëkkati. tout d'abord sant yàlla la ñuy wax alhamdulilah rabbil def interview benn alhamdulilah la ñuy wax sant yàlla bi ñu yàlla maye ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim jàll ci mu jeex ci alhamdulilahi rabbil alamin et jusqu'à présent jéguñ ci benn affaire bu ñaaw ñu koy sant yàlla lu bari di wax ne ñu ngi sant yàlla ci beneen anam parce que woote nit ñi wuy si la yombul surtout période bii ñu toll nga xamante ne affiché wu du ñëpp ko mën donc lu ñu gis tey ci mobilisation bi tey dafa am lu muy firndeel mooy que ne Passy d'accord nañu ci projet bi nga xamante ne ñun moom la ñuy porter au nom de la coalition Yewwi Askan Wi ñuy wax nag ce n'est pas encore la fin et nous lançons un appel à tout le monde que la victoire est déjà entre nos mains mais il va falloir que ñu sécuriser ko. sécuriser bi li muy doon mooy bu kenn bàyyi bu kenn tegg sa loxo dem leen ci kër yi
continuer leen waxtaan ak population bi man en tout cas je suis disposé maa ngi nii disponible naa et j'irai voir toutes les personnes toute la population waxtaan ak ñoom ñu xam ne objectif bu ñu am suñu yéene mooy defar Passy rek moo ñu tax a jóg jëluñ benn yoon tànk pour luy ñaawal dëkk bi jëluñ benn yoon tànk pour luy yàq suñu yéene mooy defar Passy te incha allah bu ñu joxee Passy incha allah le 23 janvier dinañ fexe ba defar ko dinañ fexe ba waa Passy gis seen bopp loolu daal lañ ci mën a wax ginnaaw bu ñu sant yàlla kontaan ci mobilisation bi mais xam na nag ce n'est que une partie comment dirais ce n'est que une partie du combat ce n'est pas encore fini des na yeneen actions yu bari yu ñu war a defal continuer également les activités bay egg incha allah 23 ñu gagné élection yi bu soobee. ok ñi si biti dëkk bi te war a wootee si dëkk bi tamit loo leen di lancer comme appel. waaw li may wax rek mooy di sant yàlla Babacar spécimen bi dama ko jox Babacar spécimen bi li may wax mooy sant yàlla rek lañ mën a def waaye di wax rek ne waa Passy ku dëkk Passy nekk fi ku dëkk Passy nekk si diaspora bi bàyyi mu lay tàllal loxo sur la coalition Yewwi Askan Wi nga xamante ne ñun lañu tànn pour jiital ñu comme ñu nekk le maire ñuy laaj tout le monde nag que ne nañu préparer incha allah le 23 janvier liste bu baax bi bii la bii mooy coalition bu baax bi mooy coalition bi nga xamante ne rupture moo ko tax a jóg coalition bi nga xamante ne suqali doomu aadama yi moo ko tax a jóg coalition bi nga xamante ne comme ni ñu ko waxee sànq suñu programme ne dañu am un programme titré aussi 4 piliers 15 axes et 50 actions quand je le dis mooy que ne 4 15 50 yi li mu ëmb dafa bari touché na lépp loo xamante ne jógee na si jooyti Passy tukkee na ci li nga xamante ne mooy mbébétu waa Passy kon ñun waa coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi tàllal loxo waa Passy nañ fexe le jour J ñëpp voté coalition bi incha allah ñu gagné ko bu soobee yàlla ñu jël Passy teg ko ci loxo yoo xamante ne loxo yu am solo lay doon loolu daal mooy kaddu yi nga xamante ne bëggoon nañ ko wax di sant nag ñëpp te dinañ wax ne lii nag début la rek incha allahu rabbi dinañ leen wan ne Passy jox nañ ñu kaddu jox nañ ñu bopp incha allah nañ def tout bu soobee yàlla lu mu laaj nag dinañ ko ci def lu mu laaj dinañ ko def quand je le dis c'est pour dire que suñu victoire bi dinañ ko sécuriser pour ba nga xamante ne si jour bi incha allah li Passy yi namm volonté bi ñu am dinañ fexe mu génn si urne yi bu soobee yàlla encore une fois sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp wasalaam di namm nag di nuyu nag waa Passy TV kontaan ci yéen seen disponibilité léegi TV également xam naa ne récemment am nañ fi manifestation malheureusement ñëwuñu parce que suñu ki nga xamante ne moo géré woon relation bi malheureusement dafa covidoon mën naa wax dafa covidoon la feebaroon moo taxoon ndeysaan mu jàppoon ne ñëw na war na ñëw mais fan yii dafa fekk mu tëdd mais tout compte fait dabaatal am na te incha allah dañuy rattraper par rapport ak suñu participation bu soobee yàlla ci côté boobu. ñu leen di encourager nag parce que liggéey bi am solo ngeen def ñu bëri ñu ngi seen kër yi mënuñ ñëw te pourtant ñu ngi suivre suñu activités yi de A à Z encore une fois sant nañ leen la presse locale ñun yéen a suñu fierté là c'est pourquoi soxlawuñ sax pour dem au niveau national donc presse locale bi lépp nag luñ mën bu ñu yàlla dimbalee ñu falu. waxuma ko sànq sama pilier yi bokk na ci 50 engagements yi mooy incha allah rajo communautaire ak pourquoi pas télévision boo xamante ne uniquement Passy moo koy tax a jóg te yéen ñi nga xamante ne buddi ngeen yoon bi xàll ngeen yoon bi incha allah on va travailler avec vous rien que pour Passy yegg ak ba ñëpp gis ko si àdduna ak si monde bi yëpp bu soobee yàlla encore une fois sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp jërë ngeen jëf. ñun ñu yore woon mooy aspect communication yi xam nga loo gis communication da ci am solo. D'abord, on a un programme qui est un programme très ambitieux. Donc, comme nous l'avons dit, c'est un programme qui a 4 piliers. 4 piliers, soit demain, il y a aussi 15 axes. 15 axes, également, il y a 50 actions. Donc wow. Wow. Les axes, pilier, pilier mooy fi nga xam ne si nga koy sukkandiku comme tey soo doon tabax kër nañ ne fondement bi mooy pilier bi mooy tax kër gi taxaw bi ci njëkk moom mooy par rapport ak xaalis xam nga ne xaalis moom lay tubaab jox la nerf de la guerre xaalis soo ko amul loo defar dara donc mooy bu ci njëkk donc niñ ko xalaatee mooy état Sénégal situation bu mu nekk déjà situation bu difficile la mais ñu nekkat ci contexte bu difficile muy contexte Covid xaalis amut donc ndekam état moomul xaalis waxuma la ak mairie yi donc soo ñëwee ci borom dëkk bi ne naa leen defaral temps da war a xool leen ne xaalis bi fii lay jógee daf mel ni yaa ngi leen di lépp pour bañ muy noog lee woon lippoon moo tax ñu ne lu ñuy njëkk a xalaat moom mooy fan la ñuy jëlee xaalis bi am na loo xam ne état moo ñu koy jox am na loo xam ne mairie moo koy liggéeyal boppam muy recette ak juuti yi mais dañoo xalaataat yeneen tey am na entreprise yu nekk Passy comme ay station yeneen il faut ñu nouer un partenariat entre ñoom
mooy ak les ñu ngi tudd également les partenaires techniques et financiers boobu di beneen affaire beneen bi aussi mooy ce qu'on appelle la responsabilité sociétale d'entreprise. xam nañ ne parce que am na entreprise yu fi nekkoon doon tabax tali ñooñu dañoo am devoir dañuy gagné ci tali bi ñuy tabax tali bi jaar Passy bénéfice bi aussi ñu séddoo ci genn waa partie bi ak waa Passy donc loolu mooy la responsabilité sociétale d'entreprise gis nañ ne aussi loolu ressource bu mën a indil Passy xaalis bu mën a defaree développement am la. beneen moom mooy assiette fiscale maanaam fiscalité warul yem ci juuti ak impôt rek am na yeneen yoo xam ne mën nañ ko xalaataat muy affaire impôt yoo xam ne dina dugal xaalis ci dëkk bi donc loolu mooy premier pilier. beneen bi bu si jiitu dañ ne dëkk mënul dox sans que boolewuñ ci jeunesse ak femmes yi mooy deuxième axe bi il faut que politique bi yëpp tourner autour de la jeunesse et des femmes donc tourner jeunesse ak femme nag dafa am secteur yooyu ciblé muy éducation muy sport muy culture muy formation professionnelle donc yooyu également moom mooy axe yi nga xam ne mu ngi ci pilier D yi mooy faire de sorte que politique yi Passy politique de développement bi nekk autour de la jeunesse et des femmes. Troisième pilier bi moom mooy corriger les erreurs de gouvernance erreur de gouvernance c'est simple maire suñu la faree da nga war a jege askan bi donc su nekkee da nga sori askan bi rek juum nga donc doo maire da nga war a jege askan bi donc soo ko jege comme jege woo ko erreur nga def donc ñu nañ defaraat corriger waat erreur yi fexe maire bi jege askan bi mais fexe aussi parce que bu nekk doon maire. beneen bi mooy soo seetloo dëkk bi duñ koy téye affaire clan la soit da ngay bokk ak nit ki ci deret wala ngeen bokk ci politique loolu mooy dëgg waxuñ pour ci tuumal kenn mais ñu dëkk parce que ñëpp seetlu nañ loolu que noonu lañ ko gérer. da ngay am sant yoo am pour bokk ci wala nga bokk ak ñoom politique pour bokk ci donc loolu bokk ci luy doxal dëkk ñu ne loolu également nañ ko corriger loolu mooy troisième pilier bi ci affaire gouvernance tey suuf bi parcelles yi noonu lañ koy joxe marché bi noonu lañ koy joxe da ngay bokk ci famille bi soit famille biologique wala famille politique donc loolu lu ñu war a defaraat la pour que maire yi Passy jege Passien yi bi ci mujj moom mooy lu ñuy tuddee luy tubaab di wax spécialisation intelligente donc du théorie lu xam ne nit ñi dañ koy dund spécialisation intelligente mooy lan mooy que Passy am na lu fi nekk lu war a mën a développer Passy nañ ko exploiter bu ci njëkk muy le tourisme Passy mënul am position bi mu am ba pare doon ville touristique kañ nga gëj a gis touriste buy doxantu Passy waxuma la ak nag di fi loger te Passy war na ko mën a doon parce que soo xoolee ñun lu ñu ceinturé moom mooy les îles du Saloum moo ceinturé Passy les îles du Saloum mooy nga dalee ko ci ay ñoojoor affaire yooyu dafa xaw a ceinture Passy ba dem ba Fatala muy Toubacouta donc mënoo nekk ci ceinture boobu noonu ba pare te tourisme bi doo ci exploiter ñu ne donc nañ def le tout pour que Passy nekk cette boucle là de la ceinture xam nga ceinture day am boucle Passy boucle la nañ def de sorte que Passy nekk cette boucle là pour que touristes yi également ñëw di ci bénéficier wu loolu ci quatrième pilier bi la bokk na également ci quatrième pilier moom mooy ce qu'on appelle la diversité biologique gis nga guy yi nekk fii ñu koy tuddee guy Ndiobène bëri ndëkk yu bëri yoo xam ne amuñ ko suñ ko amoon exploité ko te soo demee Bandia activité touristique yu koy gën a doxal ci guy lañ ko teg donc guy yi aussi war nañu mën a bu mu doon rek contrainte doon benn xam ne foo xam ne soo fa demee doo fa sax ñemee dem parce que ay jaana fa nekk wala leneen mais ñu exploité ko de sorte que mu jëriñ ñu beneen bi muy le démb ñi nga xam ne ñooy def menuiserie xam nañ ne bois buñ gën a prisé la te Passy aussi yàlla may nañ leen ci lu bëree bëri nañ ko exploité aussi beneen bi moom mooy tey ñu si bëree bëri dañuy dégg la variété de Passy muy benn xayru mango boo xam ne xale yu ndaw yi dañ koy dégg mais gisatuñ ko te loolu doon jaay Passy ci la bokk ñu ne également yooyu nañ ko valoriser donc yooyu mooy 4 piliers yi nga xam ne moom moo fondé programme bi pilier bu nekk nag am axe ci biir comme loo xam santé axe la sécurité axe la sport axe la culture axe la ci biir action axe yi nag ñu si fekk ay action mooy dañ naan par exemple ñun lii la ñuy def loolu mooy action am ñoo xam ne sax projet lañ koy tuddee mais projet mooy li nga bëgg a def mais ñun dañ koy tuddee action pour jox ko sensam bu gën a lu gën a am sens ci moom mooy action dañ koy def doon lu ñuy xam dañ koy projet action lañ ko tuddee genre engagement la mais lu gën a am solo moo tax ma naan programme bi c'est un programme révolutionnaire grappe lañ daf ko tourner autour de ce qu'on appelle des grappes de convergence ñi xam document de politique en général yu ci mel ni PSE moom mu jëmal la ñëpp xam mais avant PSE am na yeneen documents yi fi tuddoon ay DSRP ay SCA stratégie de croissance accélérée boobu moo ñu gën a inspiré sax mooy la stratégie de croissance accélérée nga xam ne ay grappes de convergence la créé ma joxe juste benn exemple am na buñ ciy tuddee par exemple les champs citoyens yooyu noonu dañ koy promouvoir agriculture mais soo xoolee lu tax ma ne garab la moom mooy loo ci benn action boo ci laal rek day amaat jeexital ci yeneen action yi parce que champs citoyens yooyu noonu luñ ciy jëlee dañ ne moom la ñuy présenter ci festival des récoltes mu doonaat beneen action boo xam ne prévoir nañ ko nga xam ne aspect touristique la aspect culturel la am ak aspect touristique ñu ne champs yi liñ ciy récolter
présenté ko ci festival de récolte bi suñ paree aussi moom la ñuy defaat yóbbuwaat ci école yi ce qu'on appelle les marmites scolaires nga xam ne mooy en cantine scolaire parce que bëri na ñoo xam ne dañuy def ay distance yu bëri pour ñëw jàng si ñooñu nañ teg toog sur place di lekkee sur place dans les cantines ñu ne léegi champs yooyu noonu li ñu ciy récolter aussi moom mooy ñëwaat pour produire champs yi loolu mooy GRAP benn action boo xam ne soo ko defee rek mu am njeexital ci yeneen donc noonu lañ tënkee programme bi autour de GRAP de convergence nga xam ne boo ci jël rek da nga ko su la neexee nga xeeb ko mais soo ko mettre en œuvre rek gis njeexital yi ci yeneen domaines yi donc loolu daal lañ bëggoon a wax par rapport ak programme bi nga xam ne travaillé nañ ci de manière consensuelle de manière inclusive ak waa PASS yëpp parce que dafa am des éléments de contexte nga xam ne diagnostic la mën a ñëw rek tënk programme te xamoo lan moo fi nekkoon donc def élément de contexte yi xool lan moo doxul PASS ak lan moo dox PASS lu dox nan lañ koy améliorer lu doxul aussi nan lañ defee de sorte que mu dox donc loolu daal lañ mënoon wax ci programme bi nga xam ne moom la doon le leader Baye Niass doon présenter le mécène social man la Assane Diankha donc bokk ci cellule de communication bu Baye Niass merci beaucoup mon cher. kon ñu jaajëfal ko bu baax a baax waa jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di internet yi ñu doon toppandi depuis 18h ba léegi yaakaar naa yéen ñi nga xamante ni yéen a fare ak Yewwi Askan Wi ok ñeenti waxtu yoo xamante ni ñu ngi ak yéen si direct bi mu nekk lu am solo kon yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Yewwi Askan Wi ànd ak moom programme baa ngi noonu faram-fàcce nañ ko tasaare nañ ko ba nga xamante ni képp ku nekk langue bi nga dégg muy français bi wala wolof bi te mooy ëpp lu ñuy utiliser yéen ñëpp déggal ngeen ko seen bopp kon nag fii la ñuy jaaree jox leen dig daje waaye laatay loolu nag ñu gërëm suñu caméraman Seydou Sow ak Abdallah Thiam si micro bi Mohamed Touré jaa ngeen jëf